simila li ñu tuumaal Ousmane Sonko day ñaaw na lool termine yéene kaay ne waaye moom Ousmane Sonko day waaw daal di ne naqaru na complot bi nga xam ne kon jàpp ne nag ca kaw la jóge laa la wax dëgg la benn complot bu ñaaw Ousmane Sonko ne complot bu saltele te ñaaw lool un complot minable oja te tongal la koo xam ne tamit gu saltele une lâche cabale te kenn nag nekkul ca ginnaaw de ku dul président Macky Sall luy nji mooy njaat ci tuuma li nga xam ne kon moom la ñu lal ni Ousmane Sonko ni de Sonko ko wax du samay kaddu de Ousmane Sonko yemu ca ndaxte nee na gis nga Macky Sall mi lay waaw bu jàkkaarloo ak ay adversaire politique am day patpati laa la wax daa ragal day patpati même bu dee sax am na ay jumtukaay de ay moyens de l'état yu bëree bëri yoo xam ne kon moom la yor day Macky Sall mi lay ci patpati la dëkk laa la wax daa tiit ragal la exclusive yéene kaa ne ñeen fukki million day waaw teg nañ ko ci taabal ji ngir borom Saalum massage boobu mu daal di yàq deru Ousmane Sonko laa la wax Ousmane Sonko ci tribune yéene kaa ne gis nga combat bi bañuñ ci bakkan laa la wax le combat s'annonce mortel du yomb de teeru xeex na ci boppam kon dafa jot parce que gis nga Macky Sall mi waaw defante la xam rapport de force la xam Macky ay mbirum loi ak yooyu déedéet xeex rek bi yoon nag tool ya mbaataabal jarek ça passe ou ça casse la ilaha illallah njiital Pastef yemu ca parce que Ousmane Sonko day waaw nee na waruñoo wane kon benn yoon am ragal yaacaaral ci faiblesse ci seenu kanam laa la wax ñoom lu ñu baax ngeen war nañ koo ngeer wane détermination ni ñoom Ousmane Sonko ne danoo nekkatul na ca jamono yooyee nga xam ne kon ci ay salon la ñuy toog di fipoo ko wax ak yooyee déedéet Ousmane Sonko ci Vox Populi ne te nag jàpp leen ne suba ci altine ji maanaam tey waaw duma dem wuy ji section de recherche benn yoon laa la wax te gendarmerie mukk nekkul ne dama ragal wala leneen ak leneen de déedéet waaye parce que man député laa Ousmane Sonko ci laas ne gendarmerie ci boppam kon moo amul kattan sañ-sañ di convoqué ab député déw ma wuy ji laa la wax xanaa ñu laal li sama malaanu ki rangi gi lée di immunité parlementaire loolee buñ ko deful fenn laa demul laa la wax Sud Quotidien ne Ousmane Sonko day waaw lank naan daara tëri ci suuf ne du wuy ji laa la wax càmmiñal borom salon ba day waaw nee na lu tolloo ñeent fukki million la ñuy teg ca taabal ja ngir wax sama jigéen bi lée ne ko jëlal te dugal Ousmane Sonko dégg nga loolu de Ousmane Sonko ci la Quotidien yéene kaay ne déggoo leen ma de dama ne complot la te Macky Sall nekk ca kaw ak Antoine Diome ak Serigne Bassirou Gueye procureur de la République waaw maître Bassirou Baldé ci 24 heures nee na pression bu tar la ñu lal ci kaw Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne kon sama cliente la ngir la ma waxoon daal mu daal di koy soppi dugal Ousmane Sonko yéene kaay gi ne Ousmane Sonko daal ba mu waxee ba pare waaw mbir mi daal la muy xeeñ mooy wàllum règlement de compte politique la defante la avocat wu borom salon ba day Ndeye Khady Ndiaye ci Vox Populi waaw ma nga yëglu de ci doomu clientam bi nga xam ne après maturé la matul maître Baldé ne maa ngi xamal adduna bi yëpp ne gis nga sama doomu client boobee nga xam ne kon bébé la lépp lu ko dal commandant section recherche la déet waay maître kay ak procureur bi la ñooy responsable yi parce que sama client bi ni Ndeye Khady fanweeri fan ak benn ci weeru décembre kii la am doom bu jigéen prématuré di peese 800 grammes ma nga ca Albert Royer ndeye ma nga nee ñuy yóbbu ca gendarmerie loolee lu ko dal moom xale bi la jàppale na njiital section recherche la ak procureur Ousmane Ndiaye di càmmiñal borom salon booba léegi ni le waaw nee na sama jigéen bi di Ndeye Khady day lu tolloog ñeen fukki million am na ay nit yoo xam ne nañ koo teg ci taabal ji ne ko dugalalu Ousmane Sonko ni ruba allahu akbar la ilaha illallah ana yàlla laaste section de recherche bu Colobane googee waaw mbir maa ngay tar nag ci kaw Ousmane Sonko mi lay waaw parce que gis nga sandar mi day deretu Ousmane Sonko lañ soxla nag fi mu nekk nii xool ba xam liñ koy tumaa dëgg la wala du dëgg maanaam ay mbirum prélèvement la ilaha illallah source aané Sonko day ma ngay woote ngir ñu daal réew mi laa la wax di instruction looloo tax nag ba police ba day ma nga woon ca kër Cheikh Omar Ndaw njiital Les Échos laaste woote ngir daal réew mi moomee appel insurrectionnel waaw am na ci ay militants Pastef yoo xam ni kon ña ngay woote ngir ñu daal kër procureur ak yenn ci ay këru responsable APR nañ leen daal Les Échos yéene kaay ne en tout cas week-end bi gudd na lool ci njiital Pastef bi lée Ousmane Sonko de boobee ba léegi ma ngay préparé kon défense am laa la wax ñi koy défendre waaw source aané man kay maa lay jox turu avocat yi nga xam ne ñoo war a défendre Ousmane Sonko maître Demba Ciré Bathily maître Demba Cissé ak maître Khoureyssi Ba ñëpp termine yéene kaay ne en tout cas opposition bi day ñu baree bari ñu ngi jàppale Ousmane Sonko laa la wax parce que Bougane Gueye Dany Barthélémy Dias Babacar Diop FDS waaw ñooñee ñëpp féddali waat nañ kon seenu coloré ak seenu njàppanal ci Ousmane Sonko mi lée ñu ngi koy soutenir de waaw critique yéene kaay ne tuuma gi nga xam ne tuumal nañ ko Ousmane Sonko day waaw kayit la kaso ba wala kayit la pale ba looloo jaralaay Ousmane Sonko day ci direct news waaw ne dama ne Macky Sall laa tuumal laa la wax j'accuse nommément Macky Sall Ousmane Sonko ne damaa yor feebar ba ma nekkee xale ba léegi ni lée orthopédiste bi day docteur Ba moo sàkku ci man may def ay mbirum massage ak yooyee te ba ma yeggee tam ñu ne ma ay soxnaa fi nekk day damaa laaju oustaz
mu xamal ma carrément ne ma bu dee wàllu wér-gu-yaram la day dara nekku ci Ousmane Sonko ne ministre intérieur Antoine Diome ak procureur bi la Serigne Bassirou Gueye lañ bëgg daal mooy daaneel ma waaye nañ jàpp ne seen convocation boobu du ma ko wuy ci laa la wax Babacar Justin Ndiaye waaw nañ ñu gën a bëri te majorité bi yëpp bu ëllëgee war nañoo jox ndam lu rëy Ousmane Sonko laa la wax ci vote bi waaw bañ koo jox ay bindu jigéen boo xam ne day maase te boo ko xoolee sax xam ne kii du ko sell de Afrique nekk fi opposant mi dina terminé yéene kaa ne ko di laajal Abdoulaye Wade laa la wax Emmanuel Macron day moo bloqué Abdoulaye Wade ci Ndakaaru laa la wax waaw parce que Abdoulaye Wade daa waroon a dem ca Versailles gëre après dem ca Doha seeti doom ja waaye kilifay France yi lée ñoo lànkal Abdoulaye Wade ab autorisation de vol te Abdoulaye Wade amoon na avion ba pare laa la wax ay waay jële ñaari atu yàllaa ngi ni lée Abdoulaye Wade gisul doom ji Karim Wade ay waay jële léegi nag Macky Sall mi la ñuy xaar ca mbir ma ca jamono jooje vox populi nee na corona gaa ngay rey ba léegi ni lée lu tolloo fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ñoo dee ci ñaari fan juróom fukk ak juróom ñett ci ay doomu aadama ñu ngi te sowe taas diggante dund ak dee juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñeent la jàngoro yi dal exclusive bi yéene kaa ne jamonoy mbas mi day waaw Faly Seck day njiital mouvement ADM ma ngay dimbali waawaalo day daga nag li ko wër waaw parce que Faly Seck mi ne dimbali loolu tolloo juróomi commune yu arrondissement yu Njaay yëpp ngir xeex wàllu mbas mi laa la wax Dakar Times te wàllu njàngale mi éducation waaw corona gi day laal na lu tolloo juróom-ñaar fukk ak ñaari millions ci ay xale 72 millions d'enfants allahu akbar tribune yéene kaay ne xoolal sage-femme bi la Fama Mbaye daa mujj génn àdduna ndax oxygène ak place buñ ko entré hôpital diggante Thiès ak Ndakaaru Njaay jël jóob ci lii nag la ñu war a wax moo gën seen complot yi waaye nag nañ jàpp ne ak luñ complot bi ñu def ci pétrole bi moom du jàll déedéet parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree man kon yenn ci ay ponk ci bi la jotaay xibaar dañu ko fës ne jukki waxtaane ko ak ñi nga xam ne rek ñoom la ñu bokkal plateau bi doori ko wax ni ñu leen ko waxee ci ndorteel yi mbir yi Ousmane Sonko njiital Pastef ni ki dem ba jàkkaarloo ndax taskatu xibaar yi ngir weddi tuuma jëm ci soxna soosee ñu wax ne kon daf ko doon maase waaye dafa yegg ci moom loolee nee na dara musa lu njiitu réew président Macky Sall moo di njàkk ndax moom ci boppam moo ko bëgg a faagaagal ci wàllu politique te du ko bàyyi mu noonu Ousmane Sonko ni ki tey ji nag dañu ko convoqué ngir mu jàkkaarloo li nga xam ne moom mooy sa section de recherche bu gendarmerie waaye nee na mukk du sa dem lu dul dañu rek muri malaanum kiiraayam ba nga xam ne moom la ñu ko dénk foofee sa pencum ndawi réew mi Ousmane Sonko ñu teewlu ay kàddoom ma xala San Balde. mais fii rek defuñu ko du ma dem uyu ji leen moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane Sonko ñëwee na ngeen ko jàpp mandat de dépôt immédiat. nañu respecter la procédure de levée de l'immunité parlementaire waaye am nañu sañ-sañu suba ñu envoyé fii toute une armée comme ils ont l'habitude de le faire pour ne dañuy ñëw cueillir Ousmane Sonko de force en violation de la loi loolu nag bu ñu ko defee nous résisterons par tous les moyens possibles te di woo ci résistance boobu ñépp it. Ousmane Sonko nee na dëkkab dóore fay koy tas te ni nag bañum kanam la borom moo koy fajal boppam comme askanu Sénégal nañu fas yéene wàcc rek jàkkaarloo nguurug Macky Sall nga xam ne jalgati yoon ca la dëkkee ñu teew lay kàddoom ba tey moom Ousmane Sonko. du kii moo war a jiitu kale yem ci kale topp ci ñun ñëpp dañu war a nekk ci même ligne bi jàmmaarloog Macky ak nguuram parce que Macky loolu rek la xam ku yaakaar ni Macky ay droit la xam. ay procédure la xam yoonam newu ci gis nañ fi mu jaar ak Khalifa Sall respecté wul droit respecté wul procédure gis nañ fi mu jaar ak Karim pourtant ay nitam bi ñu leen fi jàppee ñii di luxus xaalis ñii këpp ay kees noonu lañ leen bàyyi ñu dem seen yoon kenn respecté wul procédure kon bu ñu yaakaar ni Sénégal yi la wax ñu ne la waaw droit nii nangam Macky xamul luy droit Macky rapport de force la xam. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar wàllum njàng mi ak njàngale mi lay doon xam ngeen ne ndongo yi dañu amoon ak bër tey ji saltine ji la ñuy delluwaat ci l'école yi loolu sabab jàngalekat yi di sàkku ci gouvernement bi ñu def kéem kàttanam nag ba daara yu ci nekk maanaam l'école yi ñu def ay jumtukaay yu nga xam ne ndongo yi dinañ mën a mucc si mbas mi ñu teewlu sa nang ko bakka ko ginnaaw benn ayubés bu ñu doon noppalu ndongo yi daañu delluwaat ca l'école ci altine jile réseau des enseignants républicains di ñaax kilifa yi ngànk l'école bi ci ñu gën a farlu ci respecter protocole sanitaire bi. directeur d'école yi rek ak enseignants yi rek xëy na doyul. da nga daan gis maître yi mu am maître de service dans la semaine mais tey li ñu bëgg mooy maître yëpp ci école bi nekk ay maître de service. bu mënee nekk benn ASP dans chaque école du Sénégal bu ko defee ASP yi dinañ ñëw gën a veiller aux dispositions.
yoo xam ne jël nañ ko ci école yi. ci geneen wàll Giré Kouléré di woo gouvernement bu Sénégal ci mu indi saafara ci jàmbatu jàngalekat yi nga xam ne ay fan a ngi nii ñuy yëglu li ñu gis mooy ne faaw ñu tàmbalewaat li ñu dippee monitoring bi. monitoring boobu amoon nga xam ne le ministre Cheikh Kanté moo ko jiite woon ñu yeesalaat ko Cheikh Kanté mu continuer loolu wala boog président Macky Sall xool keneen mu nommé ko nu mu gën a gaawee. coordination nationale bu réseau wu enseignants républicains yi di rafetlu itam ndogal bi inspection d'académie bu Dakar jël ci yéegal heure bi ndongo yi war a wàcc jëm ci jéem a wàññi dem ak dikku ñuy yëngu ci l'école gi. Birahim Touré ñoo ko déggandoo ndongo yi tey ji la ñu delluwaat ci classe yi jàngalekat yi sax ñu ngay sàkku ñu andi leen ASP yi ngir ñu ndongo yi mën a respecter yenn ci ay mesures. waaw jàpp naa ni xam nga fan la passé ñi nga xam ne ñoom ñooy ngànk ministère de l'éducation nationale ku ci mel ni directeur de la communication ak formation bu ministère bi Mohamed Moustapha Diagne ñu ko doon invité sax ci toute la vérité lu mu xam ne mooy ni lépp luy jumtuwaay dugal nañu ko ci lu tollook ay milliards ci école bi ngir mën a fexe ba aar tout tànk yi waaye tamit personnel enseignant bi léegi li des mooy am na ba léegi lu ñu woowee ay abri provisoire am na tamit manque de table de banc ndax ñu mën a respecter li ñu woowee distanciation physique bi ci biir classe yi waaye loolu nee nañu daal nii am na benn échéance boo xamee ne teg nañu ko di maanaam app boo xamee ni buñ ci àggee sûrement dinañu mëtal lépp waaye li wóor mooy ni ñoom jàpp nañu ni matuwaay ñu war a jël yëpp ci lu jëm ci wàllu ko aar ndaw yi ak seen i jàngalekat ci biir école yi ñu ngi ci ñu xool nag naka la ñuy ubbee tey bu fekkee ni dañu war a renforcer un peu dispositif sanitaire boobu ci biir école yi. ñu àddu jëmale ba tey ci wàllum njàng mi yàq kuréel gémb kon ñi ñuy oowee des enseignants républicains te ñu féete sa géejawaay jàpp leen ne ñoom nag ñu ngi woon sa géejawaay foofee ngir nag mën a superviser tàggatu gi ñu jagleel 200 ci ay jàngalekat ngir ñu waajal seen formation wala examen professionnel Yaya Kane coordonnateur départemental bu réseau des enseignants républicains dénk na ci ay kàddu nanga ko baka yokko bi ànd bi mooy enseignants privés yi dañoo saisir am nombre bu am solo parce que constat bi mooy aussi ci école privée yi boo xoolee am na enseignants yu bëri yoo xam ne amaguñ diplôme professionnel ñoom tamit comme ñu dañoo jiite enseignants yëpp ñoom aussi ci ñuy rencontré yi réunion yi ñu wax ne dañoo bëgg formation pour ñu mën a jàll seen examen professionnel notamment CEAP ak CAP ñuy bëgg ñu former leen dafa takku lim bi takku na lool ci liste yi rek soo xoolee am nañ 100 personnes 100 enseignants yoo xam ne ñu ngi inscrire ci CAP ak CAP ak téeméer yoo xam ne aussi tamit ñu ngi inscrire tamit ci probatoire bi donc. ndax xam ngeen ne kon fii ci réewum Sénégal am na ci ay l'école yu nga xam ne ni seen i jàngalekat matul la koy firndeel moo di nga gis benn jàngalekat bu yor ñaar wala ñetti ci ay classe te ndongo ya fees dell loolee nag faw ñu def ci ak taxaw seetlu bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye si doxantu bu ñu def foofee sa Tëngéej. lii di classe yi manqué ay jàngalekat di lu ñu mën a tegi gët mu doy waar lool ci système éducatif bi ñaar ba ci netti ndongo yoo xamante ne bokkuñu classe pédagogique moonte day mën nañoo sax bokk ak maître ci yenn ci ay gox ci réew mi. ak Kaolack laa jógee semaine bi dëkk yu bari da ngay am juróom benn classe mais ñetti maître fay nekk. Dakar gii jigéen bu dem congé de maternité kenn du ko remplacer xale yi dañuy toog rek di xoolee. nañu recentrer. xool métier jàng boo xam ne day permettre mu déboucher ci métier mais sinon li am ci réew mi mooy bombe à retardement la. nemmeeku boobu ca la ñu néewle ay jàngalekat nekkit occasion ci syndicaliste bi mu daal di àddu ci mbirum ñàkkum xëy fii ci suñu réew. liggéey jafe na parce que autorités yi ñoo jubluwul ci ndaw yi liggéeykat yi ay 2000 places 30 000 personnes moom mooy postuler donc ça veut dire liggéey amu fi ni ñuy jàngalee sax moo baaxul amul formation professionnelle amul dara da ngay am sa bac am sa master littéraire lan nga mën a def. système éducatif bu mucc ayib àndul ak ñàkkub jàngalekat ci biir daara yi la moonte day secteur bu ni mel mënoon naa tax ay ndaw yu bëri ñu daal di leen wutalum xëy fii ci suñu réew. gannaaw jàngalekat yi nga xam ne dañoo manqué jàppale ne kon soo mayul njàng mi dana am ay gàllankoor bu ñu sukkandikoo sax ci waa secrétaire général bu CELS-A ñu ne mel nag la ñu xam le moo di déposé nañu seen i préavis de grève te ba fii ngir ñu xaar leen ngir ñu toog ci ak waxtaan waaye France daal di xëddeen Abdou Fati secrétaire général CELS-A ay kàddoom dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaay xibaar waaye Birahim donte njàng mi ndongo yi ñu ngi delluwaat ci classe ya waaye ñoom njortees nañu ni kon soo mayul lu yàgg dara ñu soobuwaat ci ay yëngu-yëngal. waaw il faut faire attention nag parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi fàttali nañu sax ni am na diggé ak waxtaan yoo xam ne jot nañu ko seq ak président de la république te également ci conseil des ministres ñaata yoon la ñu dégg président de la république ne sur le plan social li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne day am ci l'école yi nañu fexe ba saafara ko maintenant nag li ñuy wax ak li ñuy def
ñu doon benn syndicalistes yi enseignants yi xupaate dañ ko def ndax dañoo jàpp ni ñoom liñ leen war a jox ñu leen ko mais bu ñu bëggee li ñu perte ci année scolaire bi rawatina ndax coronavirus bi ñu mën ko rattraper pour élèves yi ak jàngalekat yi faw nguur gi tamit def ay jéego jëmale ci peut-être saafara seen i tawataat ba nga xamee ni du am benn jafe-jafe ci ubbite wala dellu soit ci école yi. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar sunu mbokk yi lébu yi lay doon te ñu féete sa Wakaam ñoom nag coowal suuf la ñuy addu jëmale rawatina aéroport bu Dakar Yoff foofee nag dañoo gis ne jamono ji dañu koy caxatee ni ki démb si ak joona taskatu xibaar yi ñu ngay daan xaaf nee nañu du ñu nangu ñoom ñu bàyyi leen fa jël aéroport bi daal di koy dogot am ñeneen ñu ko jox te jamono ji sax faw ñu fàttali njiitu réew président Macky Sall ay kàddu yu diggéem ya nga xam ne moo ko fi defoon te yoolee sax la ndaw yi maire ba futtu jaraaf yu sundoo yi ay kàddu wax nanga ko bakka yoko naaruñu woon sax wax léegi mais on a vu que suñu toogee di xool aéroport bi dinañ ko jël ba mu jeex te loolu bu boobaa beneen affaire lay doon waaxu dugg ci biir xeex moo fay des aéroport bi pour mu leer nu ngee këyit yi biñ ko réquisitionné dañ ko jaay franc symbolique règlement bi nga xamante ne moo jël aéroport bi lan la wax su fekkente ne France pare aussi dañ koy delloowaat Sénégal ñii moomoon suuf si ñooñu lañ koy jox kii avertissement la président sa gaay yi bari na si ñoo xamante ne nettuñu ñu bawoo kon rek sa Wakaam wutali sa Mbuur ak ñetti communes yi di Sandiara Malicounda ak Nguéniène ñoom dañoo boole joxonte loxo ngir nag mën a liggéey ci li ñuy woowee kon agropole ouest te loolu nag bés bu taxawee jàppale ne lu toll ci 5 junni ci ay liggéeykat daañ fa dóor waa di fa dàkk seen ak wërsëg Maguette Sène maire bu Malicounda la ñu si teelu intercommunal Malicounda Nguéniène Sandiara ku nekk xam na ne ay entente bari na Sénégal waaye entente bu ñu dem ba mu formaliser ko préfet ñëw samp bureau bi ñu voté ba bureau municipal bi ku ci nekk ñu voté ba ne diw moo jiitu diw moo ci topp yaakaar naa ne à part communauté urbaine bu Dakar nga xam ne entente la woon entre ay communes pour gérer mbalit ci sama xam-xam bii yaakaar naa ne mooy deuxième entente boo xam ne ay communes constitué nañ ko Sénégal représentant de l'État ñëw fal bureau. ayca ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon ak Pape Manta Mboup. bàkk ba ji Pape Manta daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah yu tey. waaw sant yàlla ana waa jam ñaajo yaakaar naa ne weekend bi foofu la woon ñu ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah ñu fas yéene doo rax nag Ligue 1 bu Sénégal Jaraaf moo jël ndam li. waaw jaraaf bu ndakaaru nag moom moo jël ndam li démb ci kaw ñii nag ni ki samedi gi ci kaw ñàmbur bu Louga benn bal ci dara kon ñu jàpp na nag ci choc bu doon dox ci diggante jàmbaar ak Tëngéej FC ñaari match boobu nag dañoo mujjoo témbo ci leeral ak kii di Soxna Fall. juróom-benneelu bëccëg bi ñu mën ci jàpp ñetti match nul yoo xam ne ñaar yi amul ay but ñeenti victoire but yi nag toll ci juróom-ñeent choc bi doon dox ci diggante ñaari leader yi Jàmbaar ak Tëngéej match nul la mujjee ndam li nga xam ne Jaraaf de Dakar am na ko ci kaw Njàmbur de Louga mu jox ko defetam bu njëkk moo ko may jamono ji moo jël paie ci championnat national bi gannaaw juróom-benni bëccëg yu ñu jongante kon ñu mën a jàpp ko ni équipe yépp am nañu défaite ba ñu dooree ak léegi leneen luñ ci mën a rek ràññeeku mooy AS Douanes profitowul ci nul bi dox ci diggante Jàmbaar ak Tëngéej FC ngir mën leen a dépassé moom itam nul moo dox ci diggam ak Dakar Sacré-Cœur Stade de Mbour def prouesse bu baax gën a suuxal waa NGB ñaari tali ci date de place bi gannaaw ba mu ko daanee loolee itam lañu gis ci West Gorée mi narmeelu ci kanamu Mbour Petite Côte waaye Génération Foot dem na daan Cneps Excellence bu Thiès loolu may ko mu dikkaat ci redressement am Pikine moom mi demoon ca Casa Sport match nul la fa jëlee boo xam ne amul sax but kon bëccëg bi naam moo tane bi li ñu génn am juróom-ñeenti ay but waaye wuute na lool ak ndoxteel ga nga xam ne but dafa takkarnaase woon. ba tey nag ñoo desandi ci nag 6e journée bi niki nag jaraaf ndam lu mu am ci kaw nag ñi di Njàmbur bu Louga benn bal ci dara tax nag jaraaf mun a nag jëm ci wàccaay gi nga xam ne dina dem foofu ca Zimbabwe fas yéene ci laale ak FC Platinum loolu rek jëm ci barrage aller coupe bu CAF ñu teewlu ci kii di Malick Daaf mu leen tàggat. xanaa dem ñu fa ci kër dem
def li mu war a def mooy dem jéem a def résultat bu baax comme ça ñu ñaan yàlla suñu borom ñëw fii qualifié ci kàttanu yàlla loolu la ñu ñaan yàlla te loolu la ñuy liggéey ci loolu la ñuy dox tamit. jot nga superviser adversaire bi. laata ñëw jot nga superviser laata ñëw nan nga ko jàngalee. am naa kese problème la même bu ñu déggee 3 victoires yóbbu suñu gannaaw li ci kanam parce que Sénégal da ngay dem gagné San Pedro dem gagné Canepiar mais ñu ngi si yoon bi des na lu bari pour man ay joueurs moom boo leen yoree éviter sax di waxoo ju bari pour man victoire bi da nga koy magnifier rek et après ñu tegaat tànk yi ñu koy nuyu parce que pour man aja ñu waxtaan ci CHAN 2020 Maroc moom sa Yaoundé daa mel ni moo jël ndam li de. waaw démb nag la ñu ko ndax kepp foofu ca Cameroun Maroc moo mujjee daan ñii di waa Mali ñaari bal ci dara kon ñetteelu place bi nag ñii di waa Guinée ñoom ñoo ko jël ci samedi gi gannaaw ba ñu daanee ñii di waa Cameroun ñaari bal ci dara ñoom tamit kon ñu jàpp ne nag Maroc bi mooy ñaareel yoon mu teglante lu jëm ci wàllum CHAN bi tolloo waxtu wi ak ñii di waa RD Congo mi ko jël ñaari yoon kon Birahim ñu jàpp ne waxtu wi soo xoolee tolluwaayu CHAN bi day wan ne football local bi am na nag yokkute gu rëy guñ ci nemmeeku surtout Maroc bi nga xam ne dafa conserver di titre am. waaw xam nga bu ñu xoolee tey championnat d'Afrique locaux yi bu ñu ko jëlee comparaison ak ñi nga xam ne ñoom ñooy peut-être ci Europe wala ca yenn ci ay bërëb ci àdduna bi ñoom li ñuy bëgg mooy li ñu naan développer le football à la base. base bi nag mooy d'abord petite catégorie di yéeg cadet et cetera ba àgg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy locaux yi te foofu li muy firndeel li muy wane mooy ni ñoom àgg nañu ci li ñu wooyee professionnalisation li nga xam ne moom mooy seen football ñu ngi ci ligue sénégalaise professionnelle de football professionnel plutôt fii ci Sénégal mais malheureusement ñun peut-être bémol bi ñu ci mën a jàpp mooy ni Sénégal bokkul ci championnat d'Afrique boobu di locaux yi muy loo xam ne nag war nañ ko xoolaat waaye bu fekkee ne dañoo jël Maroc ndam bi mu am muy la deuxième reprise donc consécutivement mu am li nga xam ne moom mooy mu jël lii di CHAN bi ci kanamu Mali c'est tout simplement que li ñu naan liggéey faw mu feeñ. ils ont des infrastructures. Maroc am na infrastructure ci wàllu football ci wàllu sport de manière générale ba pare ligue yi wala ñi nga locaux yi ñoom seen bopp di nga gis benn équipe locale bu am stade am. comme ça se fait un peu tey ñu ne la Manchester United wala Manchester City nga gis ni ce sont des locaux entre guillemets mais ñoom dañu yore seen stade. ça leur permet peut-être ñu gën a mën a xarañ ci li ñuy def et je pense que ñun Sénégal ak yeneen i réew yi bëgg développer football il faut nécessairement ñu développer d'abord les infrastructures sportives ci suñu réew. mais Birahim fii à un moment donné gis nañ ne ñu ngi doon investir ci loolu am na ci ay stades yi nga xam ne jot nañu ko defar xanaa loolu après dafa wëyul. en tout cas déjà concernant stade Léopold Sédar Senghor parce que dernièrement rek kii di ministre des sports Matar Ba jot naa nag recevoir ay experts yoo xam ne c'est des chinois yoo xam ne ñoom ñoo war a gérer waat lu jëm ci wàllum réhabilitation stade Léopold Sédar Senghor mais le seul problème mooy lan instant bi toll nii je vois que ni war nañu mën a tamit gën a saytuwaat lu ñuy yore anamu stade bi parce que tamit mënuñ dëkk ci rénover des stades yoo xam ne entretien bi 10 ans après nga rénover ko c'est des milliards yoo xam ne day dem en l'air te loolu amul benn sens concernant stade Demba Diop sànq Yacine moom ci dikkaat actuellement sax mën nañ jàpp ne fédération bi léegi moom moo fas yéene yor gestion stade Demba Diop parce que FIFA ci benn pàcc moom dina am loo xam dina ko jàppale fédération bi dernièrement fédération tamit lancé na appel d'offre ngir nag ñu xool maquette bi ñuy teg ngir defaraat stade Demba Diop. Bon on espère bien parce que tamit lii di stade lamb ji bu ñuy defar Pikine mooy arène bi pour nag bëri en tout cas jot na à mon avis tey ñu réserver définitivement stade Demba Diop sport bi Iba Mar terrain handball bi tamit ñu réserver ko ñu jëm ci wàllu handball. lamb discipline bu nekk ñu xoolaat léegi nag ministère bi tamit ci wàllam mu jéem a def kim kattanam. ba nag gestion stade tamit. ñu jëm ci xoolaat. parce que je pense que am na tamit ñu yàgg ci ay stade omnisport am na bu ñu war a tabax. ñu wax ni sax ni moom la ñuy tuddee Pape Bouba Diop le défunt lion du Sénégal mais loolu yëpp day firndeel ni y a peut-être un effort boo xam ne ñu ngi koy def mais peut-être l'effort n'est pas suffisant. ndax bu ñu xoolee même piste d'athlétisme tey boo xoolee ci réewum Sénégal yan stade ñoo am piste d'athlétisme Demba Diop moo ko am plutôt Iba Mar Diop moo ko amoon Léopold Sédar Senghor qui quand même avant Sénégal 92 lañ tabax li nga xam ne moom mooy stade Léopold Sédar Senghor avec les Chinois configuration wu stade bi ci boppam sax ñu bari léegi jàpp nañu ni dafa xaw a dellu ginnaaw dafa révolu amatul stade yu mel nii style boobu nga xam ne moom mooy bu Léopold Sédar Senghor je pense que maquette bi ñu doon wax pour réfectionner defaraat stade bi